référendum a bien fonctionné ici. Papis léegi dañuy tëj chapitre boobu nga xamante ne moo di chapitre politique tijji nag beneen chapitre bu bees mooy ci wàllu économie umpale woo ne sénégalais yi nekk ci bitim réew ne sénégalais yi de la diaspora bokk na ci li ñuy contribuer ci économie Sénégal ay milliards yu bari te nga gis ne Macky Sall président de la République actuelle am na benn plan bu am solo bu tudd PSE plan Sénégal émergent muy plan boo xamante ne c'est un plan ambitieux mu teg ko xanaa loolu nag wax dëgg yàlla moom rafetlu nga ko. waaw plan de ab plan la rek waaye balaa ma koy mën a appliquer Sénégal xanaa boolewu ci le volet judiciaire parce que fu yoon amul déployer fa say programme économique dana fa jafe ndax nit ñi plus nga leen di tànc di utiliser la justice à des fins politiques bés bu ñuy fipp dalay bett te fipp bi sax démarré na mais li gën a graaw nag mooy du waa PDS ñoo ko wax Sénégalais yi ñoo wax seen bopp ñoo ne dëkk bi dafa makki ba mareeb kon dëkk bi métti na léegi plan Sénégal émergent pour man c'est une pâle copie de ce qui se passe dans tous les autres pays africains plagiat lay def léegi nag man sentir guma ko Sénégalais yi sentiruñu ko boobu ba léegi ñu ngi koy wax annoncé ñu ay milliards fii ay milliards fa rek te boobu ba léegi ñu Macky ne fait que inaugurer les chantiers de Wade ak les réalisations de Karim Wade. mais monsieur Ken Papis yaa ma gën a xam la continuité de l'État tey jii Macky Sall bu inauguré ay projets yu nga xamante ne maître Abdoulaye Wade moo ko sumboon jàpp nga ne c'est la continuité de l'État. continuité de l'État certes waaye li ma ci ñaxtu mooy booy inauguré ay chantier wu kenn gërëm ki fi jiitu ki nga wutu gërëm manœuvre bi gërëm peinture kat gërëm ku ne ba tëb ki nga xam ne moom moo tax ba nit ñi xam moo tax ba nit ñi ba nga mën a doy nit ñi ba mën a xeex ak moom ba daan ko loolu gisuma ci en tout cas ci reconnaissance am gisuma ci continuité rupture laa ci gis léegi nag moom Macky Sall fayul naar bi xoromam ndax demee ba mën a tuddee mbaar ma ca Sébikotane tuddee ko centre de conférence Abdou Diouf moom nga xam ne moom la doon combattre moom la Ablaye Wade ak Macky Sall la boole doon combattre segam moo mën a taxaw tey di ko gërëm di ko magnifier bàyyi fi ki nga xam ne moo def na fi ci démocratie def na fi ci réalisation def na fi ci économie loo xam ne Abdou Diouf def ko fi kooku c'est de l'ingratitude. mais est-ce que jàppaloo ne tey jii nag Papis nga baal ma waaye réew mi nu muy doxee wuute na ak nu muy doxee bi ngeen fi nekkee ci wàllu organisation wàllu rupture wàllu li nga xamante ne moo di bonne gouvernance est-ce que jàppaloo ne tey jii nag am na lu nga xamante ne soppeeku na ci doxalin bi nga war ko mën a reconnaître nag. man maa ngi seet lan moo. loo politique nga war leen reconnaître nag ak ay rupture yi nga xamante ne quand même apporté nañ ko ci doxalin bi. man maa ngi seet lan moo soppeeku bu dee gré à gré tey la gën a bëri bu dee surfacturation yi ñu doon ji am na yu ne fànn. li ngay wax am na ci firnde. gis nga building administratif bi nga xam ne dañ koy rénover ñaata milliards dañuy wax ne laa ci dégg. waa ci dégg nga toll wala am nga ci ay firnde. maa ngi su ma juumalee maa ngi dégg l'histoire de 60 milliards. pour rénover waxuma tabaxaat beneen building te centre de conférence ba nekk ca Diamniadio ça tourne aux alentours de 60 milliards. gis nga na mu toll gis nga la mu englobé lépp building administratif ñu jël 40 milliards pour rénover donc loolu benn la boo jëlee la gestion sobre et vertueuse bi ñuy wax bi ñuy chanter fu Macky Sall ñoo ne fi jógee Congo gis nga hôtel Sheraton lañuy dal délégation bi ñaata nit la xaalis bi ñu fi bàyyi dégg nga ko en tout cas le FAISE là fonds d'appui aux
fonds d'appui à l'investissement. mais loolu moom xanaa di nga ko rafetlu. de l'étranger. xanaa di nga ko rafetlu. waaye ma ñëw fii ñu ngi jéem a appuyer ñoo xam ne ñoo fi ñëwal seen bopp am nañ seen terangay bopp bàyyi noo mënee bàyyi fu ñuy feese ngay ñëw di faj di faj ay picc. Sénégal fële foofu la ko nit ñi gën a soxla xaalis bi ñuy millions yi ñëw di distribuer fii ci diaspora segam ñun ñoo ko moom ñun lu ñu am Sénégal lañ koy yóbbu ñun ñuy ñëw dañuy jàppale fii te boo xoolee condition d'octroi yi nan la ñuy sélectionner ñëpp ñu ngi soutenir Macky Sall. C'est de la politique déguisée. D'accord. c'est de la xëy na loolu sa appréciation c'est de la politique déguisée mais bëgg naa teg tey jii ñu soulever nga wax ma si sa xalaat ci ponk projet bu nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall am na ko muy projet bu am solo muy autosuffisance en riz en 2017 mooy bay dundee toll nag jamono ci Sénégal ak ñun li ñu am ci ay wala maanaam espace yu nga xamante ne mën nañ cee bayu ceeb ñuy bay di ko dundee te nag projet la bu nga xamante ne dafa soxal njiitu réew mi consommer local. tey jii est-ce que jàppaloon ne projet boobu aussi loolu nekk opposant bu ngeen gisee mécanisme yi nga xamante ne moo ko taxawal bu rafetee war ngeen ko mën a encourager même su fekkee ne mécanisme yi tamit am na yu ci sooxee yéen boo leen ci amee expérience ngeen indi ko ngir mu doon njëriñu réew mi. dama koy rafetlu non pas parce que Macky Sall moo ko def mais parce que Ablaye Wade moo ko instauré Sénégal avec le plan REVA retour vers l'agriculture. plagiat dong la Macky Sall def jël projet wu Ablaye Wade yi tuddaat ngéntewaat ko bëgg ko féetewoo la muy def ci chantier yi ak inauguration yi affaire yooyu loolu la def ci programme. Autosuffisance en riz bañ koy wax boobu Macky Sall exécutant wu Ablaye Wade loolu xam na fàtte xaju fi. mbokk yi xaritu téléspectateur wu ak internautes yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ci seen émission jàngat bi nag li ko tax a jóg bokk na ci gën leen xamale ak ñi nga xamante ne ñooy ay politique nekk fii ci bitim réew di ci yëngatu ñu jox leen kàddu ñu wax ñu ci li nga xamante ne moo di doxalinu réew mi ak li nga xamante ne moom lañ ko yore ak li nga xamante ne nag moo ci actualité tey nag ñu am mbégte loolu di ci dalal Papis Kane pour internautes yi nga xamante ne ñoo Papis dañuy xuusandi nag ci ambition yi tey jii ñëpp xam nañ ne parti démocratique Sénégal yi na ngi ci réorganisation ci Benelux mais projet yi lan la. waaw ñun sur le plan politique mooy préparer renouvellement yi structures yi ak cellules yi ak bànqaasu parti yi fii ci Benelux ay nit dooleeku nañ si fii foog ñu yeesalaat affaire yi yaatal accueillir ñi nga xam ne ils sont d'obédience libérale sympathisant wu Karim Wade yi parce que bëri nañ trop surtout ndaw yi ak jigéen ñi bëgg sopp nañ Karim Wade trop nag. ah bon way sopp nañ ko trop man affaire yi def na yéen bëgg nañ ko daal bëgg nañ ko te lii injustice bi Macky Sall def ni dina gën a yombalal suñu liggéey politique sur le terrain ndax sénégalais bëggul injustice te gis nañ ne que lii ñu ko condamné fañ ko teg fut war nañu nit ñi ay preuve loolu dina yombalal suñu liggéey pour ñu atteindre suñu objectif avant 2017 pour nekkaat majoritaire fii ci Belgique d'abord balaa ñuy xuus ci Luxembourg ak Hollande mais li wóor ba wóor mooy waa APR ñoo ngi ci seen kaw. waaw loolu dinañu xam fan la wànnante di mujjee ak i gëtëm Papis ma di la gërëm di la sant kàddu gi mujj gi lan lay doon. waaw di wax rek ne waa APR jot naa seen i menaces suite à l'action politique bi ma posé vendredi menace de mort yi menace de représailles yi on s'est quitté on s'est outil habit on s'est tout maa ngi nii ku ma soxla xam nga fi may fekk li ñu def keroog tey fexe ngeen ba loolu bañ a am mais dinañ defaat lu ko raw Karim Wade dana génn ñu dem élection ñu battre leen gën a eggali chantier wu Abdoulaye Wade.
mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ak internautes yi ñu doon seetaan Papis Kane di kenn ci kàngam yi nga xamante ne ñoo ngi ci parti démocratique Sénégal fii ci Benelux moom lañ doon dalal suñu émission bu njëkk di jàngat bi ñu am mbégte loolu Papis di la dalal di la remercier ci yombal bi ñu yombalee bi invitation bi vraiment biñ la ko waxee tegoo ci benn jafe-jafe pour ñëw ñu séq waxtaan ñuy wax rek ne li nga xamante ne moo tax a jóg initiative bi mooy gën a permettre ñi nga xamante ne ñooy def politique nekk ci bitim réew ñu gën a am audience ñu gën leen a mën a bàyyi xel parce que kenn umplewul ne ñi nga xamante ne aussi ñooy sénégalais yi nekk ci bitim réew mooy diaspora bi dañu bokk ci ñi nga xamante ne kenn dootul tabb njiitu réew ci àdduna bi ci Sénégal sax précisément te duñ leen laaj seen xalaat duñu dagaan seen i baat jot na nag ñooñu nga xamante ne ñoom fare ci bitim réew ñoom aussi ñuy am seenu gis-gis ci doxalinu réew mi jaarale ko ci seen ay kàngamu politique moo xamit ñeneen ñu nga xamante ne dañuy yëngatu ci société civile moo xam ñuy yëngatu ci beneen branche tey nag suñu émission bu njëkk ñu amoon mbégte loolu da ci dalal Papis Kane di wax ne tijji nañ suñuy buntu pour bépp politicien bu nga xamante ne yaa ngi fare ci bitim réew tey Papis la ñu dalal suba mun nañu dalal keneen ku bokk ci beneen langue moo xam APR la moo xam beneen langue politique pour ñu waxtaanee li soxal réew mi ma leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci beneen émission bu nga xamante ne dinañ ci dalal beneen gan ndem soob na yàlla suñu borom jërë ngeen jëf